أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq ci weer wi nga xam ni ci lañ génn di weeru koor di ñaan yàlla liñ ci def yàlla na ko yàlla nangu yàlla dëgg ci jéggal ñu sunuy bàkkaari biir ak biti di ziyaara kilifa diine yi ak kilifa aada yi man la seen mbokk imam Dramé ñëwaat ak yéen ci benn xew-xewu jamono waaye bëgg a def taxaw seetlu ci ñaari mbir yi nga xam ni tey mën nañ ni actualité la ci Sénégal muy décret boobu nga xam ni président de la République jël na ko pour honorer ñi nga xam ni ñoo jiite woon conseil économique et social environnemental ku ci mel ni Aminata Tall nga xam ni décret la boo xam ni indi na polémique bu rëy rëy ci penc mi dinañ ci joxe sunu xalaat incha allah décision bi nga xam ni it OMS wax na ko mooy organisation mondiale de la santé pour wax ni maanaam chloroquine bi nga xam ni ñun depuis pandémie bi dugg ci réew mi ba tey bokk na ci li ñuy sauver boo gisee dee yi bariwul fii ci Sénégal ak ci bitim réew mooy chloroquine bi moom la gaa yi yoroon di ko booleeg yi ñuy fajee donte fajul ñëpp it am na ñu muy faj loolu moom ay docteur ñoo ko wax kon buñ toogee ba nit ñi toog OMS ni nañu arrêté chloroquine boobu maanaam ñun ñi nga xam ne ay boromi xel lañ di xalaat war nañu def ci ay taxaw seetlu mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo xam ngeen décret bi nga xam ni son excellence monsieur le président de la république décrété na ko pour ni defal ay privilèges man ay privilèges laa ko tuddee ñi nga xam ni ñoo jiite woon conseil économique et social mbokk yi décret boobu politique moo ko laal te non seulement bu dul woon pandémie sax baaxul ci réew mi maanaam bu réew mi nekkuloon ci pandémie nekk ci épidémie nit ñi di faatu sonn nit ñi tey am na ci ñoo xam dépense suba sax dencuñu ko dañoo toog ci seen ngor rek ak ci seen diine parce que gor moom li Sëriñ Babacar Si daan wax gor du tiit ba fen waaye gor du ñàkk ba ñànki kon contexte bu jafe boobu buñ ci nekkee président di honorer ay politiciens yoo xam ne mën nañ ni buñ dul ay milliardaires it ay millionnaires lañ Aminata Tall ko xam-xam ni ñàkkul lu mu dundee am na ko parce que dundam yëpp ci système bi la ko def dundam yëpp ci nguur la ko def te gisuma njariñ bu mu amal réew mi man gisuma ko conseil économique social environnemental rek amulul njariñ réew mi parce que loolu politique rek moo tax ñu def ko man li ma jàppoon mooy conseil économique social environnemental dañ koy dissoudre maanaam dañ ko fi jëlee te loolu ñu bari dénoncé woon nañ ko ku ci mel ni Guy Marius Sagna mais gis nañ ni ba léegi nguur gi dafa continuer téye ko mais bu ko neexee téye ko mais li nga xam ni moom laay bañ ñu dugal ñu ci mooy ñu bëgg gëmloo réew mi ni pacte bi nga xam ni opposition bi amoon na ko ak gouvernement bi opposition bi moo ko yàq am na certains journalistes yoo xam ne loolu lañ bëgg gëmloo réew mi wala certains médias du ñëpp nag parce que ñu ngi def ci bopp Sénégalais yi ni opposition bi dañuy taxaw pour di attaquer décret bi ay polémique la déedéet bu ñu naxante pacte bi damaa jàpp ne nguur gi moo ko saboté xam ngeen nguur gi bi polémique bi pandémie bi duggee ci réew mi Macky Sall dafa woote ci palais bi opposition bi ñëpp dem sans exception ñëpp a demoon wuy ji bi ñu ñëwee ñu doxal tuuti ñu jël séddale ceeb bi maanaam dund bi aide alimentaire bi jox ko gorom Macky Sall muy Mansour Faye foofu la problème bi amee foofu la sénégalais yi ni kii day politique kii pandémie bi taxatu ko jóg mais mu ngi politique am na ku muy xàllal parce que Sénégal damay wax ni ku xam réew mi xam ni lu waay loo junj rek xam nañ ko te dof rek mooy xaar nee nañ wax ju egg dof moo ko moom arab yi dañuy wax naa li isharatu takfi maanaam junj doy na borom xel
loolu moo saboté pacte bi kon opposition bi lu waay mën a wax tey waxal yàlla tey ab jullit di gor war ngaa xam ne lii defuñu ci dara Macky Sall ni mu gérer gestion pandémie bi moo baaxul depuis début ba tey baaxul parce que dañ ko gérer ci doute ak polémique te polémique bi li ko indi mooy aide alimentaire nga jël ko jox ko sa goro foofu la problème bi commencé ñu ñëw ba ci plein pandémie ñëpp xam nañ ni crise bi lu waay mën a wax corona bi mu ngi fi ba tey nga jël décret di jox xaalis ñoo xam ni ay milliardaires lañ bañ juddoo ba tey ñu ngi ci système bi di dundee système bi kon opposition bi lu leen waaye wax tooñ leen nañ waxante rek te yàlla rek tax ndax yàlla rek moo fi nekk te ku dugg bàmmeel loo waxoon fii di nga ko waxaat Sénégal il faut ñu gëm yàlla moo fi nekk yàlla nag ku ko gëm da ngay wax dëgg parce que jullit boo dul wax dëgg nekk ko jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ni ko ndax jullit dina njaalo mu ne njaalo de bàkkaar la jullit bu ko yàlla nattoo de mën na koo def ñu ni ko ndax jullit dina sàcc mu ne sàcc bàkkaar bu rëy la waaye bu ko yàlla nattoo mën na koo def de ñu ni ko ndax jullit dina fen mu ne al mu'minu la yakzibu jullit du fen jullit day seede li mu fekke ñun li ñu fekke mooy bi Macky Sall wootee ñëpp a demoon wuyu ci Macky Sall moo dem ba ci biir dugal ci mbiru politique opposition bi taxaw ni ñoom tamit duñ ko bàyyi muy politique parce que day politique opposition bi di politique loolu mooy dëgg loolu ku ko wax mooy dëgg ku ko waxul it mooy dëgg di wax ni askan wi bu leen benn journal wala benn télévision influencé lii dëgg mooy décret boobu dañ ko war a attaqué parce que décret la boo xam ne bu illégal la jaaduwul ni ko ñoom Abdou Mbaye defee ak ku mel ni Thierno Alassane Sall na opposition bi yëpp def benn bloc ñu attaqué ko waaw am na ay mouvement citoyen ku mel ni France dégage ñoom it dem nañ ci procureur kon loolu ñu ngi leen ci encouragé bu leen ko bàyyi parce que alalu réew mi kenn moomu ko Sénégalais yi ñoo ko moom te man li ma gëm mooy Macky Sall day politique parce que xam na ni alliés yi mu àndal il faut mu jox leen xaalis pour buy dem ci élection locale yi ñu mën a préparer yor xaalis bu bari pour ñu mën a gagner élection locale yi ci loolu la nekk bu leen nax opposition bu leen nelaw Macky Sall day politique ci politique la nekk kon politique leen comme moom bu ngeen dof loo dina leen dóor romb leen jàll gagner élection locale yi ñu jëm parce que Pape Gorgui Ndong mi nga xam ni ministre moo nekkoon ministre de la jeunesse maanaam dàqoon nañ ko joxaat nañ ko ab direction journaux yi wax nañ ko kon ci politique la nekk politique nag politique a koy réglé loolu moom yéen politiciens yéen a koy réglé te mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam décret boobu non seulement ngor nanguwu ko diine nanguwu ko situation réew mi laaju ko waaw ngor nanguwu ko diine nanguwu ko situation réew mi laaju ko kon loolu lañ ciy wax bu loolu passé mbokk yi OMS mooy organisation mondiale de la santé boo ko déggee nag tur wi da ngay jàpp ni tur bu am solo la parce que OMS départ am commencement am baaxoon na parce que li ñu lire ci histoire mooy OMS ñu ngi ko fondé après deuxième guerre mondiale nga xam ne àdduna bi dafa nekkoon ci crise bu metti état yi yëpp di cotiser ci OMS mu doon jouer ay rôle yu am solo nag ci àdduna bi tamit bari na fu guerre am daan na fa dem di participer di dimbali nit ñi nga xam ni mën nañ ne 80% ci finance bi daan dugg OMS ay état ñoo ko daan cotiser waaye tey jii nii may wax ak yéen OMS 80% li koy cotiser nekkatul ay état mais ay homme d'affaires lañ ñu mel ne ay Bill Gates ay homme d'affaires yoo xam ne buñ sañoon nit ñi faatu wax nañ ko Bill Gates taxaw na ak àdduna bi ni leen àdduna bi nit ñi dañoo bari il faut ñu wàññi leen loolu archive yaa ngi ci internet bi ku dem di nga ko gis maanaam kon bu ñu toogee ñun ci contexte bi àdduna bi di faj ci chloroquine nga xam ne docteur Raoul bi mu ko yëkkatee indi woon na polémique bu metti bu ngeen ko fàttali ko mais dafa dem ba ñëpp ànd ak moom wala li ëpp ànd ak moom ci chloroquine bi ni am na solution ci coronavirus bi maanaam Covid 19 bi parce que Covid 19 kenn gisagul garab yi dañuy à peu près rek ci à peu près boobu nag la ñu à peu près ba jàpp ni chloroquine bi da koy faj boo ko fajul 100% it 95% da koy faj te réew yi jot di faj yëpp ci chloroquine bi lañ sukkandiku ak yañ koy booleel kon buñ toogee ci contexte bi OMS
di fontoo àdduna bi di fooyee nit ñi bëgg a rey nit ñi parce que dañoo bëgg a rey nit ñi loolu mooy dëgg buñ sañoon nit ñi dee nit ñi wàññeeku loolu nag intellectuel yi war nañ cee xalaat waaw élite yi war nañ cee xalaat parce que mbokk yi dafa am lu Frantz Fanon waxoon Frantz Fanon dañu woon chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir mbokk yi ñun génération bi bu ñu seetaanee ba OMS rey africain yi am nañ ci responsabilité parce que OMS wax naa la ni la état yi financé tuñ ko ay lobby ñoo koy financé lobby yoo xam ne li ñu gëm mooy nit ñi dañoo war a wàññeeku kon ñëpp am responsabilité ci jug dénoncer OMS xam ne li muy wax ñun gisuñu ci suñu bopp ñun li docteur Raoul wax loolu lañ gëm gouvernement bi nag alhamdulilah dégg naa déclaration bi ci Abdoulaye Diop Sarr def nga xam ne mooy ministre de la santé alhamdulilah ba yaakaar naa ne du ñu daanu ci piège boobu parce que Abdoulaye Diop Sarr nee na ñoom dañuy déglu suñuy experts yi nekk fii ah loolu de la ñuy xaar ci yéen bu ngeen ko defee de mooy li gënal Sénégalais yi te loolu la ñuy xaar ci yéen bu ngeen ko deful it Sénégalais yi kenn moomu leen te ci état de droit lañ nekk kenn amul droit forcé kenn defloo ko loo xam ne ni loi yi mayewu ko crise bi buñ ko bëggee gérer nañ dalal xelu askan wi ñu teg fële OMS waxi boppam lay wax chloroquine bii fi nekk di faj nañ ci jàpp ba koroog ñuy gis leneen waaw wolof nee na la nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee te jig na la loolu wolof a ko wax tey bu ñuy wax 36 morts ci Sénégal chloroquine am na lu mu ci joué te docteur yi ñu am courage bañ a trahir réew mi gëm ne réew mi képp ku ko trahir du la jig réew mi ñi ko mos a trahir ñëpp tey ñu ngi ci fitna nañu gëm yàlla rek moo fi ne ñuy wax dëgg askan wi dégg naa sëriñu Mbàkke boobu maanaam xutbaam bi mu def aw askan boo leen bëggee foo leen jëmee ñu jëm fa wax leen dëgg te loolu mu wax daara ji yëpp la ko waxal sëriñu kilifa diine yëpp la ko waxal boo gisee gouvernement bi tey am problème ak askan wi mooy dañ leen a yàgg a wax muy dëñ moo tax luñ ñu wax dañ ciy am doute nañ bàyyi docteurs yi ñu communiquer ak askan wi parce que politiciens yi li ñuy wax nit ñi gëmuñu ko loolu mooy dëgg waaw Abdoulaye Diop Sarr loolu nga wax ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga seet yàlla seet ci bàmmeel bul ci dëñ OMS ñun duñ leen déglu parce que gëmatuñ leen bu doon da ngeen ne dàq nañ waa OMS te ñoom ñu ngi continuer di dund dara dalu leen kon OMS duñ yàlla duñ yonent bi yàlla yónni wuñu ci ñoom lépp luñ fi wax du alquran du bible te lépp lu dul alquran du bible nañ ko sànni ca àll ba ab luwaa la boo xam nit a ko teg rek docteur yi OMS yor moom lañ yor fii suñ docteur yi kenn mënu leen parce que ñu ngi gérer Covid 19 bi normal te amuñu ci problème kon li muy wane mooy li OMS doon wax naan ay millions yi nit dina dee ci Afrique loolu du am suñ docteur yi nañ leen bàyyi jox leen liberté ñu sauver réew mi tey gouvernement bi li muy wax mu seet ci yàlla di wax nit ñi dëgg parce que dëgg moom boo waxul dëgg bis dina ñëw nga bëgg koo wax kenn du la gëm décret bi nag li ma ciy wax pour daaneel nañ ko attaqué parce que illégal la teguwul ci yoon amul njariñ Aminata Tall amulul njariñ Sénégalais yi nañ waxante dëgg bu dee Mbàkke gëm dëkk Jurbel dañ faa gañe Macky Sall dañ leen faa gañe Touba Macky Sall dañ ko faa dóor yu metti te Touba li mu fa investir ci alal bari na kon kooku jarul di jox ay privilège bu dee politique moo tax Macky Sall di ko def jaru ko parce que Aminata Tall amul benn crédibilité ci politique nañ waxante dëgg kooku sénégalais yi fàtte nañ ko sénégalais yi génération bu bees bii la ñuy wax waaw xëy na waajal gouvernement d'union nationale loolu ñun dinañ ci wax bu ci jotee mais jotagul parce que signe yooyu la ñuy jox waajal ab gouvernement d'union nationale signe yooyu laa commencé man di gis te loolu maa ngi wax opposition bi ñu bàyyi ci xel waaw di wax ni daal période bii lu waay mën a wax nañ wax nit ñi dëgg ndax dëgg moom bu neexee mooy dëgg bu naqaree mooy dëgg Macky Sall leen rek la ñuy ñaan di ko ñaan sa cellule communication ñuy communiquer ci Sénégalais yi dëgg parce que dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj waxuñu la ni pandémie bi daf fi jeex tey pandémie bi yàlla moo ko fi indi te heure bu ko fi bëggee jëlee la fi jëlee mais nañ wax nit ñi dëgg parce que nit ñi boo leen waxul dëgg dañ lay xeeb waaw xam nga ab décret boo xam ne génnoon na ñu ki indi polémique ñu ne am na ba mu yàgg ñu ne amul loolu yow booy déglu da ngay rus opposition bi nag seen rôle ngeen nekk pacte bi ngeen signé woon ak Macky Sall mu ngi yàq korog bi Mansour bi ñu jëlee ceeb bi jox ko Mansour Faye kon na ngeen décret boobu na ngeen ko topp xeex ko
ñu jële ko fi parce que amalul njariñ réew mi ñu ngi baalu ak ñëpp di ziyaare ñëpp seen mbokk imam Dramé la woon lépp lu dëng ci kàddu gi ngeen xam ni matadik doomu aadama la lu ci jub ngeen xam ni tawfiqu yàlla la in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu